ñu si bëri duñ leen mën a contrôler ñeneen ñi tam xam nañ ni ñii ay defkat lañ mais ànd ak ñoom moo leen si neex. dëgg la maanaam loolu la maanaam dama ne mënuñu filtrer ñi ñuy àndal ñëpp mais man xam naa ay mbër yoo xam ne dañuy ànd ak ay nit yoo xam ne ñoo leen gën a jege te ils sont nuisibles à la société jubuñu kon ñooñu dañuy encourager loolu te lu ñu mënti doon nañu xam ne askan wi moo tax ñu doon ko kon waruñu appuyer wala ñuy ànd ak wala ñuy promouvoir képp koo xam ne da ngaa nuisible à la société kon donc mbër yi am nañ ci part de responsabilité ni ci député yeeg ministre mais kii dafa wax lu am solo tey ji sécurité c'est dissuasif gis nga dissuasion dafa am solo gis nga la police ak gendarmerie gis nga ni mu ko waxee ni suñ ko doon def loolu c'est dissuasif maanaam même bu ñu doon par 24 heures benn yoon la ñuy def patrouille wala ñaari yoon la ñuy def patrouille léegi gars yi dootul du ñu xamati gars yi ban moment lañ fay nekk ak bu ñu fa dul nekk guddi gi yëpp dañuy raar parce que dañ naan à tout moment gendarmerie mën na def patrouille wala police mën na def patrouille parce que bu ñu nekkee ci caserne yi di añ nekk ci police yi tëdd mais population bi di dee mais loolu pour man gis naa koo xam ne agression en pleine rue nga dem wax ko policier bi monter en garde ci circulation mu ne la demal police de plainte man gis naa loolu wala askan wi di la seetaan man mii dund naa ko au sein de sama fi ma dëkk suñuy délégué de quartier am benn booy boo xamante ni dafa génneel jaasi seen voisin yi seen waa kër seen waa kër mënuñ ci dara ñu woo délégué woo ma boobu nekkuma fa ñu dem woo gendarme bi nekk ci poste ba di ci arrêt bi di arrêté oto yi ñu ne ko dafa am benn booy seen oto bi lañ yoroon foofu ñu ne dafa am benn booy buy violenter seen i dëkkandoo dafa yor paaka il est armé te il est puissant xam nga la leen wax bàyyi leen ba suba ngeen ñëw def plainte billahi wallahi wa taalaay maanaam manque de volonté moo fi am mais pour sécuriser la population et leurs biens loolu lu mën a nekk la c'est possible parce que ñun bariwuñu tolluñu nen 17 millions la l'argent contribuable bi ñuy jël di ko fay di ko recruter mais barki Demba Ndiaye la Macky Sall recruter ay nit ci gendarmerie bi ak ci barki Demba Ndiaye recruter defuñu recrutement léegi recrutement boobu nan nga est-ce que askan wi sentir nañ ko on le sent pas dañuy recruter pour ñoom seen propre sécurité te police ak gendarmerie seen devise lenn kese la veiller sur la population et leurs biens. d'accord bu ñu ko deful rek fayir nañ ko. leer na nañ alors. léegi ñu ñëw di nga yem mais jàppoon ni ngeen def APEX gox yëpp tey jii waruñ ko mën a def en attendant. effectivement xam nga solution yi moom. ci njëkk mooy ñun ñëpp a war a àndandoo. ñun ñëpp a war a àndandoo nekk benn pour trouver des solutions mais nag avant ngay gis solution da ngay xool problème bi fi mu nekk mooy li nga xam ne moom mooy actes yi nga xam ne ñoo waral problème yi soo xoolee loolu ba pare nag jàngat ko soog a nag créer nan ngay def ba am solution. solution yi benn na mu ngi ci askan wi am na taxawaay bu ñu ci war a am mooy lan mooy kenn ku ne jeunes yi nee naa leen ku nekk yaa ngi romb liggéey sa buntu kër te xamoo ni yow yaa ngi romb liggéey gis nga tey nettoiement war nga ko mën a def sa koñ moo jur ay emploi te du metti sécurité aussi ñun jeunes yi war nañu mën a teg ay agence de sécurité lu mel ni comité de vigilance comme man nu ma ko defee cité APEX c'est en 2018 ñu dëkk foofu mu metti lool agression yi sonal ñu sàcc yi sonal ñu man du ma police du ma gendarmerie peut-être formation rek laa def ñu formé ma mais sama xel dem ma ni pourquoi pas di nga créer boo ko créer di nga aar sa gox waaye di nga créer ay emploi ñu commencé ko muy metti 5 nit 6 mu dem ba askan bi adéquat. kon toog naan aw ma liggéey du excuse ah. non pour moom laa dama ne la. ma ne question la quoi toog naan aw ma liggéey du excuse. surtout maanaam nga am ay diplôme même boo amul ay diplôme ñun ñu ngi jeunesse bi ñu ngi xëy di romb ay liggéey chaque jour te xamuñu ni lii ñuy romb liggéey la ça peut faire de l'argent. kon donc ba ñu xamee loolu ñu taxawal un comité de vigilance mu nekkoon demande sociale ndax jamono boobu cité APEX soxla woon na ko. parce que zone de recasement la dëkkuwaay bu bees la. mais foofu ba tey kaaraange gi gis nañ surtout si yoon bi laay wax quoi VDN 3 bi ba tey agression bi foofu dafay. nee naa la dissuasion lañ mën a def c'est maanaam li ñuy def c'est dissuasif mais gis nga bañ ko defee askan wi adhéré ci mais dañ ko wàññi à 90% mais nag Sénégal peuple bi tamit am nañ ci part de responsable muy ñun askan wi ndax da ngay teg agence de sécurité jël ay doomu jàmbur teg leen ci mbedd mi mais des fois énumération bi dafay des fay bi dafay jot ñu lay dawloo di la dawloo ñii di wax lu ci bokkul ñii da ngay woo ñu ne la temps yi dégguma soufflé nga dugg ci beneen kër mu ne temps yi seen sifflet yi ngi may déranger ñaari kër yi dend kii ne la dégguma soufflé fan yi dégguma leen kii ne la seen sifflet yaa ngi may déranger nga ñëw di laaj ñu ne da ngaa bëggee waaw mu leer la ni nag gars yi des fois askan wi tamit dañuy privilégier lu amul solo gis nga sécurité da ngay ko am day fay canal 3000 wala mu xëcc décodeur di fay kii 12000 mais pour mu fay joxe benn participation sécurité 2000 francs day metti ci moom te sécurité c'est primordial ndax télé bi ngay seetaan nii tey su fekkee ni tey amoo sécurité dañuy dajji sa kër jël écran plat bi doo ko tala seetaan kon sécurité tamit na ko askan wi gën a jiital gën koo fulaal gën a dooleel aussi les agents de sécurité muy la police muy la gendarmerie ñu gën leen dooleel gën leen may benn esprit gën leen teg ci ay conditions yu baax ngir ñu mën a def seen liggéey beneen bi grâce présidentielle yi aussi problème la ba am na fenn femme bu dugg léegi wax ko loolu nag li koy dindi teg benn état bu fort teg benn gouvernement de valeur
teg ay njiit yu mat njiit yu nga xam ne dañoo bëgg seen réew man xam naa ñoo xam ne dañoo jënd ay grâce am na ñoo xam ne fii ci Sénégal dañuy démarcher ay grâce soo bëggee grâce da nga leen di fay xaalis ñu démarcher la jëndal la grâce kon dañu li état de droit la ñu war a suqat république de valeur la ñu war a am ñun lu ñu bëgg a baax te suñu nguur yi nekkul république de valeur du ñu baax parce que société bi yow askan bi yow peuple bi dafa am foo yem mais say ñi nga jiite ñoom ñoo yor sa kaddu ñoom ñooy agir au nom de sur sa kaddu tey Macky Sall le président de la République moom mooy wax au nom de tous les Sénégalais moom mooy agir au nom de tous les Sénégalais ñun ñoo ko yónni ñun ñoo ko jox suñu argent contribuable ñun ñoo ko teg ci ay privilèges pour mu ñoŋalal ñu am réew mi kon nag wax dëgg yàlla faaw ñu wax ak moom nag mais wax ak moom du ñàkk teggin wax ak moom du ñàkk yar wax ak moom du dara lu dul am cër war koo wax ndax ñun ay Sénégalais lañ d'accord jàmm kenn du ko ñaan lu ñuy dund la c'est un comportement de tous les jours da ngay def jàmm di wax jàmm nga am jàmm yéene ñëpp jàmm mais boo dul def jàmm doo wax jàmm doo am jàmm doo ko am boo koy ñaan fii ba suba doo ko am jàmm c'est un comportement maa ngi ñëw si yow pour jeexal si beneen damay jeexal ak actualité ak yow le président de la République Macky Sall d'ailleurs tout à l'heure def na si ab tweet muy Idrissa Gana Gueye ak coow li nga xam ne jamono jile moom moo juddu fële sa France ba ñëpp di ko attaqué ndaxte nee nañu dafa bañ sol ab maillot bi nga xam ne rek dafay def promotion borom ñaari tur yi njiiti réew mi moom wane na ni njàppaleem si Idrissa Gana Gueye yow en tant que citoyen parce que lu tax laaj bi mooy bokk nga si ñi nga xam ni doon nañ xeex mbir mi fii si biir Sénégal yow itam ban jàngat tey ji nga def si lu ni mel laataa ñuy tàggatoo. waaw di encourager sunu patriote boobu di Idrissa Gana Gueye sunu fierté nationale la ñu koy encourager di wax je suis Idrissa Gana Gueye ndax lan ñun dañoo bokk ànd sàmm jikko yi di ay jeunes gëm ni valeur ak culture rek moo différencier peuple yi foofu rek lañu différencier di xeex aussi déracinement di xeex aussi complexé kon tey suñu gisee benn digne fils du pays muy Idrissa Gana Gueye te du tey la koy doog a bañ di bañ lu mel noonu damay gis ni rek président de la République war na foofu am jàngat bu rëy bu mu ci am ndax kuy fayee ko ay milliards nekk ci club bu ñuy fay ay milliards boobu la ñu war a xam ne peuple sénégalais ay nit yu wóor lañ ay nit yu am valeur lañ ay nit yu baax lañ suñu amee ay njiit yu valeur rek am ay dirigeants yu am volonté rek wallahi dinañ développer Sénégal ndax yombul ngay dem ci club ñu lay fay ay milliards ñu imposer la benn mbir bu bokkut ak sa éthique bokkut ak say valeur bokkut ak sa diine nga bañ ko loolu c'est pas évident kon li koy waral rek mooy wane ni rek le peuple sénégalais ne veut pas à l'homosexualité ma day répondre rek à Macky Sall que ni mu gëstu ànd sàmm jikko yi te déglu seeni jàmbat xam ne du seen bopp mais les générations à venir moo tax tey ñuy xeex ay valeurs te valeurs yi daf ci bokk góor jigéen bokkul ci suñuy valeur bokkul ci suñuy yariñ te du tubaab bi mooy ñëw di ñu wax ñun nan la ñu war a dundee du tubaab bi mooy ñëw di ñu wax nan la ñu war a organiser woo ñun on est un peuple souverain te dañu war a xool lan la askan wi jublu ñu jublu si parce que encore une fois ñoom suñuy serviteur lañu d'accord te askan wi il ne veut pas à l'homosexualité Gana Gueye feeñal na ko d'accord di ko jaajëfal baax a baax may na ndam Sénégal ci àdduna bi yëpp